waaw man maa ngi tudd Abdou Samad Diouf nekk responsable dëkk au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao nekk acteur de développement nekk aussi coordonnateur du mouvement Sénégal Ma Fierté voilà nekk aussi membre de la plateforme nationale pour la réduction des risques et des catastrophes. tey ñu ngi lay fekk fii Samsung 3 mais balaa ñuy lay laaj ci li la tax nga nekk fii dañuy ñëw ci information bi ñuy dégg hier au niveau de la distribution des denrées alimentaires gis nañ nga def benn vidéo di dénoncer genre mag yi est-ce que mën nga delluwaat ci loolu noonu. waaw effectivement parce que xam nga ñun dañoo dëkk ci commune Diamaguène Sicap Mbao nekk fii ñoo xam ne suñu ngëm-ngëm mooy toujours di nekk ci loo xam ne ci service su communauté bi la. mais comme ni nga ko waxee démb dañoo toog bi Covid 19 bi commencé mu nekk loo xam ne lumbi àdduna la yàlla def ñun Sénégal ñu bokk ci dëkk yi nga xam ne dañoo jot ci mbir mi commune yu bari ku ci nekk ci sa commune les maires di fexe nu ñu dimbalee seen commune mais ñun ci suñu commune le maire de la commune dafa voté woon benn budget de 35 millions. ne daf ci jël ci xaalis bi nga xam ne mooy budget bi maanaam jënd ci ay denrées alimentaires pour jàppale ko population bi conseils municipaux yi voté ko ci niñ ko expliqué mu taxaw def déclaration ne ci askan bi la jëm bi loolu amee à notre grande surprise ñu dégg ne ci rajo yi mu ne moom finalement mujj na jël ceeb bu bari ak dund ak ay suukar jox ko population bu Diamaguène Sicap Mbao yëpp nee na comme daf koy def at bu nekk de un léegi loolu nekk loo xam ne c'est des mensonges yoo xam ne amul fenn fu mu ko mën a justifier ñu gëm ne tey su fekkee dafa jël 35 millions yooyu du nekk loo xam ne moom moo ko moom askan bi ñoo ko moom suñu moomeel la ñu dénk ko ñu soxla ko mu war ko jaarale fa mu ko war a jaarale su fekkee ne dafa am initiative pour dimbale askan bi dem jënd dund boobu noonu indi ko ne dépensé na ci 27 millions de un mënuñ la voter un budget de 35 millions ne la da nga koy dem nga jëndee ko suppu nga jëndee ko maanaam dund nga dem nga ne la nga ko jëndee 27 millions la donte kon 27 millions yooyu noonu am na lu des la des ñaata la. de un lu ñu war a vérifier la beneen bi mooy bi mu jëndee dund bi indi ko. ñu xam nañ ne dëkk bi am na commune am nañ mairie ñu réceptionné ko wàccee ko à la mairie ma gëm ne bu fekkoon transparence war na am jub war na am la askan bi jël jox la ko moom ko mais yaa xayti li gën ñi ko moom ñi ko séq yëpp nga oo leen au conseil municipaux yi nekk ci commune bi ñi nekk dans l'opposition ñi nekk dans le pouvoir aux sociétés civiles aux tous les délégués de quartier yi nekk dans la commune créer ay commission comme ni état bi defee ceebam bi mu war a joxe quartier bu ci nekk le délégué de quartier ak ASC yi ak les bàjjenu gox taxaw liggéey ci lu mel noonu mais bu fekkee da nga jënd ceeb bi ngeen jël ceeb bi yëlee ko à la mairie yóbbu ko école Fass mais loolu yaa anguille sur roche yaakaar naa mairie bi am na foo xam ne dalukaay la fu ñëpp war a xëy suñu soxlaa foo la ñuy jëm pourquoi ñu jël ceeb bi jëlee ko mairie yóbbu ko Fass parce que si lañ nar njublan ci la ñu nar def lu ñaaw ba pare dal di recruter ay mbër ñu wër école bi ne pour kenn du fa dugg di fa ñëw di xam li xew mais ci ñoom dañoo moom dëkk bi wala ñoom ñooy ñan mu nekk loo xam ne ñu ngi koy dénoncer ñu jox ñu information ne comme quoi que am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba guddi jot ñuy jël ay charrette di teg ceeb bi di ko yóbbu si situation bi dëkk bi toll mais ñu ne ñun am nañu droit si suñu moomeel buñ la ko dénkee am nañ ci droit de regard xam liñ la jox nga ne da nga ko bëgg a def fii fa nga koy def est-ce que egg na fa mais nga jël ko di ko jox say partisans ñuy wax nga ne non yow balaa ngay jox kenn da ngay jox agum ñu far ak yow xanaa Ndofène xaalis bi baayam moom moo ko moom wala yaayam moo ko moom c'est l'argent du peuple c'est l'argent des contribuables bu dëgg jotee dañ koy waxante mbir mi moomu ko askan bi ñoo jël seen alal natt ko jox ko mu war a jaar fa mu war a jaar mais bu fekkee nag dañoo bëgg a jël def ko ku ma am ndey ak ku ma amul ndey kenn du ko accepter ñun nag dañu pare lépp lum leen jaral nañu ko danañ saisir nag li nga xam ne moom mooy OFNAC parce que nag la gestion de la commune de Diamaguène Sicap Mbao est nébuleuse
y a beaucoup de choses yoo xam ne leerul parce que xaalis bi ñuy jël la ñuy déclarer ak lañ war a def dafay ute kon nag ñun du ñu nekk dëkk ci dëkk bi nekk doomu commune bi di gis ay nit suñu alal ñu koy pasare di ko teg ci anam boo xam ne teguwul ci yoon ñu toog di leen seetaan ñoom li indi coow li nit ñi yëg ko bañ ko jëlee yóbbu ko école Fass bi coow li éclaté ci lañ commencé oo ay délégué de quartier ne leen woy ku ci nekk indil ñu 20 personnes est-ce que noonu la war a demee je pense que tey bu fekkee dañu war a jox ndimbal population bi dañu war a seet ñi ko gën a yellool d'abord ñu jox leen ko chargé ay nit ñu créer ay commission dem ci ñooñu jël ba pare oo ñooñu ku ci nekk la nga war a am nga am ko mais bu fekkee ne da nga jël mbir mi def ko affaire partisane mais loolu du jàll li ñuy njëkk a déplorer am un journaliste koo xam ne tey ci presse la nekk di yëngatu yore sitam dem fa di leen interview laaj leen naka la mbir mi demee mais xanaa kay yaa xayti bu fekkee ne li ngay def tegu na ci dëgg buñ la laajee c'est simple nee nañ ceeb bi da ngeen koy jël di ko yóbbu guddi bu fekkee amul mais par pondérance war nga mun a taxaw ne lii kat amul joxe ay preuve expliquer mais bu la jaralee di dem di attaquer di saaga mel ni kabooy mais loolu c'est révolu dëkk bi nit ñi ci xam-xam la ñuy xeexee fi ñu toll nii ci ay réalisation la ñuy xeexee fi ñu toll nii mais ça montre que ñoom monté nañ leur limite li leen dese mooy créer violence di dóor ay journalistes di attaquer ay nit parce que ñu ngi lay laaj loo xam ne c'est injuste ngeen koy doxalee nit ñi di ko wax ngeen ne lu tax ñu leen koy. waaw affaire bi ni mu demee nii rek la quoi parce que man bon dama yor benn maison de presse fii El Vision Média bon yàlla def mairie bi voté benn budget bu 35 millions pour li nga xamante moom mooy askan bi ci problème mu mbas bi bon yàlla def nag bi nga xamante ni état dafa ne dafa am ñu muy joxul ñëpp moom mu recensé ñi nga xamante ni état du leen jox pour moom mu jox leen bon bu ñu voté budget boobu nag ba pare bon mu woo ñu bi muy def lancement bi mu jëndee ceeb yeeg yëpp bon ñu dem comme presse yëpp nekk fa bon bi ñu demee nag bon mu wax li muy wax mu ñu rafetlu ko aussi bon ñëpp kontaan ci jël ko posté ko dégtal ko askan bi loolu weesoo ñu ne ceeb bi vendredi lañ koy commencé distribuer joxe vendredi samedi dimanche. Bon après ñu gis dégg ay écho yoo xamante ne ñi ngi naan ceeb bi ñii dañ koy jaay ñii dañ koy génne guddi ñii dañuy def lii façon bu nekk ñu koy dégg ñu gis ay nit yoo xamante ne ñi ngi jël ceeb bi di ko joxe te du comprendre ñu situation bi parce que ñoom dañ ñu waxoon nañu biñ ko posé question laaj ko naka ngeen koy organiser ñu ne ñoom dinañ jël benn place lu mel ni benn salle wala dara def fa nombre de personnes commencé ci par quartier. bu ko defee ñi fa ñëw ñu jox leen ay masque ak ay gel pour ak situation fi mu toll jox leen bu jeexee ñu jël keneen mais loolu amul joxe wuñ ko noonu ça veut dire que ceeb bi dañu gis ay nit yoo xamante ñii dañuy am ñetti saaku ceeb ñii am ñaar ñii am ñeent ñii jël ñaar ñii jox nañ leen 30 ñii 15 affaires yooyu bon ñun nag en tant que presse ñu jël suñu micro dem pour wuti information yi nga xamante ne askan bi ñenn ñi ñu ngi koy wax ci ñoom ñu ngi koy dégg mu nekk ay rumeur pour ñoom ñu wax ju leer. bi ñu eggee ñu gis ki nga xam ne moom mooy ñing waxtaan ak moom ne ko bon dañu bëggoon def ak yow benn ITV bu 7 minutes waxtaan ak yow ci situation bi nga xamante ne moom ñing moom mooy conseil municipal mairie bi bon bi ñu ko waxee loolu mu ne amul problème ñu waxtaan fa waxtaan bu yàgg avant loolu ñoom jour bi ñu fa ñëwee di def lancement bi dañuy jëloon benn ceeb ak benn suukar ne ay ceeb ak suukar ne lii pour presse bi la bon bi ñu waxee loolu. Bon ñu gis ñu jël ceeb ak suukar jox ko waa Sen TV yi fa ñëwoon dugal ko seen oto ñoom ñu dem ñun ñi nga xam ne ñoo nekk foofu nekk ci commune bi te xaalisu commune bi nga xamante ne moom lañ budget bi ñu voté ñun dañ ci am part donc situation bi métti na critique na ñëpp a ngi dund lu métti mais sites yi fi nekk kenn gëstuwu leen kenn situationné wu leen mais kon bu ñu demee bay jox ay ceeb ak ay diwliñ waruñu fi jéggaani ñi nga xam ne fii la ñu nekk di jox ñeneen kon loolu mi ngi nduru leneen dafay wane rek ne moom respecté wul presse bi mu dëkkal mais ñeneen la respecté bi loolu amee ma wax woo Pape Ba wax ko Pape Ba ne ma naa woor maire wax ak moom mais woo naa maire ne nan la ñuy def mu ne kon nañ ko jox suukar bu ko defee mu séddale ko ñu muy liggéey ma ne Pape Ba man du ma def loolu li ngeen wax rafet na mais da ngeen woo presse bi fa nekkoon yëpp
ñu woo leen kenn ku ci nekk ñu yëkkati li lay jox ñu jox la ko bu ko defee bon ñëpp xam ne am nañ bi loolu amee ak information yi ñu dégg ñu ne nañ dem wuti information yi bi ñu egsee ñu yëkkati ay paquet suukar ay gros dugal ko tànku booy bi àndal ma ne ko dellool ci lii moom mu ne leen lii pour lan la ñu ne ko pour yéen la ma ne ko jox leen ko nee leen delloo war nañ ko askan bi bon xëy na loolu gêné leen déranger leen bi ñu commencé def interview yi moom mu laaj ke ceeb bi ñu dégg ne dañ koy génne ci guddi gi mais nit ak lu mu mënta doon journaliste bu la dékkee micro laaj la ci loo xamante da nga ci bëgg a wax wala bëggoo ci wax am nga droit ne du ma ci wax am nga droit ne ma ne lii amul wala dégguma mais ñoom dañu jàpp ne bon ñeneen ñi jóge fële ne bon El Vision Médias li ngeen ñuy laaj arrangé wuñu bon li ngeen di xool rek ngeen di gis affaire yooyu créer ay problème dal suñu kaw bon xeex ak ñun yàq sama caméra bi moo nekk ni bon caméra bi dama objectif bi xam nga toj kii bi yëpp yàq ko quoi léegi bi loolu amee bon ñu génn fa ay jaas yi daw songuñu si Fass Mbao bi foofu instant bi coow lu bëree maire yi génn foofu yëpp population bi ne ñun gisuñu ceeb dégguñu ceeb oto yi sareet yi nii lañ ñu rombee ñëw nañ fi di ñu jaay ceeb 12000 nangam ak nangam ñu biñ demee ñoom ñu woo maire yi jox leen ceeb maire yi génnaat taxaw foofu ne boo leen kaasul woon duñ ñu jox ñu gis ay nit yuy ñëw foofu nuyoo si sax ñu jox leen ceeb suñu kanam ñu jël ceeb bi di ko jox ay groupe WhatsApp di ko jox ay nit ñoo xamante ni teguñu ko fenn affaire gën a jege gën a yay mais loolu nag non te maire daf leen jox def benn commission équipe boo xam ne pour ñu séddaleel ko li askan bi mais luñ ñu waxoon defuñu loolu est-ce que dañu war a noppi mais dañu war a wax ak askan bi dañu war a wax ak maire. léegi lan mooy suite bi gannaaw yàq nañ seen matériel lan ngeen bëgg a def. waaw parce que man duma ko bàyyi noonu parce que xamuñu nu ma def ba am sama matériel musuñu ma subventionné musuñu ma jàppale musuñu ma defal dara te man posté naa seen vidéo yu dul jeex yàgg naa ñëw def ak ñoom ay entretien wane seen réalisation defal lu ne te musuñu ma jox dërëm te musuma feeñu ci ñoom musuma ci woo téléphone kenn musuma ci def dara ak ñoom kon man sama wareef bi ma war a def ci sama commune maa ngi koy def. ànduma ak ma Demba ànduma ak ma Samba li ma war a def mooy population bi ci boppam ñoom laa àndal maire defal ne lii ma wane loolu keneen ñëw ne maire lii la war a def defu ko ma wane loolu parce que loolu nag moom laay doxee muy dëgg jooju comme nag yàqal nañ ma non dama koy yóbbu fi ma ko war a yóbbu rek. waaw mooy ñoom ñu mel ne ay Birane Anta Seye ak kii comment dirais ñing ak jigéen ñi fa nekkoon ak seen gardien bi ñu jël waa ji koso boobu moo génne jaas yi daw song ma ci loo xamante ne presse bu ñëw di leen laaj parce que ceeb bi yéen a ngi koy dil yéen a ngi koy dugal fu mu war a nekk yéen a ngi koy jaay ñoom tax ñu bëgg ne ñi nañ leen rey quoi parce que lii buñ ko bàyyee seetaanee mu dem non du baax ci ñoom. ñu ngi lay gërëm si interview bi daa dégg nañ affaire yi coow li dégg nañ ko en tant que leader dëkk si commune bi dégg nañ coow li bi ñu ko déggee tamit. le temps que ñuy dem fekk nañ affaire yi jeex ñu fekk fa police mais rafetlu wuñu ko daal waaw niñ ko déggee moom rafetlu wuñ ko. sa gis-gis lan moo waral loolu yëpp. waaw sama gis-gis li ma waxoon si interview bi passé si El Vision rek loolu laay waxaat tey mooy ay njiit yoo xam ne jubuñu ay njiit nag bu fekkee jubuñu du dëng rek mooy am moo loolu fekkee ne ceeb bi dañ koo jox askan bi pour askan bi la askan bi lañ war a jël ceeb bi ñu jox leen ko. mais fekkee dañ cee dugal ñeneen ñoo xam ne nag bokkuñu ci dañuy def leneen lu ci bokkul waaw may intervenir ci loolu di ci woo ñëpp état muy maire muy sous-préfet di ci woo ñëpp nañ saytu affaire bi ñi war a jot dund bi nañ ci jot loolu mooy dëgg ci weeru koor lañ nekk nit ñi liggéeyuñ sonn nañ dimbale askan bi fekkee askan moo leen tax a jóg nañ dimbale askan bi. ñu naan budget bi maire ba ko vote ñu naan xaalis yu bëri ñu naan budget maire bi non du xaalisu maire loolu tam na leer xam nga ceeb bi dafa am ñetti façon ceeb yu ñëw si commune bi muy ceeb boo xam ne Timbo moo ko jox commune bi am 35 millions 500 bu commune bi conseil voté am ceebu état ceebu état boobu suba la ñuy wax ne mooy dina ñëw mais ceeb bi nga xam ne moo waral coow li mooy ceebu budget bi commune bi woote muy 35 millions 500 bi te foofu sax maire daf ne 27 millions lañ jëndagun mais man moom dàq naa wax jooju parce que boo xoolee 50 tonnes ceeb nga calculer 1000 tonnes suukar matul loolu matul lim déclaré kon yeneen xaalis bi fan la jaar tamit loolu tamit lu jaral saytu la. war nga jàpp ne après lii war nañ toppaat xaar def audit def bilan xool. waaw man nag maa ngi wax ne OFNAC sax am na ci yoon
même si côté yëpp nag du côté bii rek de si wàllu yëpp of nag moom war na ñëw suñu commune bi ñu saytu commune bi parce que affaire yi moom dara jaaru fi yoon dara jaaru fi yoon tey ji boo seetloo maire dem na ba attaqué sax ne société yi fi nekk versé wuñ loolu fóotu kan la so interview bi mu def fi keroog bi mu jox imam yi ceeb moom maire en tant que Coumba Ndoffène nee na société yi nekk si commune bi nga xam ne dañoo war a versé commune bi sax ñoom versé wuñ loolu faute la boo xam ne ci kan la ñuy reproché est-ce que man la ñuy reproché man maay maire man du ma maire kon maire moom lan mooy ay jéegoom fii si dëkk bi loolu tam lu jar a lijjanti la. sama kàddu bu mujj mooy na gaa yi jub mooy keneen li ma waxoon jub dafa am solo mais fii man njiit yi ma fi gis jubuñu te dimbaluñu seen population tamit tey jii maire moo waroon jël salaire am maye ko tey maire si yoon comme ni Barthélémy Dias def moo waroon a jël salaire am sax may ko nit ñi dimbale ñi nga xam ne am ñu doole ñun fii dafa bëri ay néew di doole suñ commune bii salaire am sax day daw nit ñi lekk ñu naaw nañu kon bu ñu jëlee askan boobu buñ ko nañ ko saaxal fexe nañ ko def. sur les combat bi mooy nous sommes prêts à aller jusqu'au bout parce que nag pour wax dëgg dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao on n'a pas encore vu le bout du tunnel tey lii moo feeñaa mais li nga xam ne ci dëkk bi rëq-rëq yi bari na ci wàllu terrain ak yeneen dinañ ci taxaw parce que ñun mënuñu toog ñu jël nit ñi def leen ay moutons de Paniche yaakaar ne ñoom lu leen neex def ñoom ñooy buur di bumi ci dëkk bi li fi xew ñëpp a ko gisandóor xaalis bu ñëw fa muy jaar kenn du ko xam parce que lan moo tax ñu ngi dem vers des élections locales yow nekk nga ci dëkk bi pendant des années kenn xamul la kenn du la gis nga dem ba à la dernière minute xaalis bi farata ba nga ca war a def doo ko def yow au retour da nga bëgg a jël ne da nga bëgg a dañ nit di leen jënd loolu du jàll xaalis bi nga xam ne moom la ñu natt pour askan bi dina rendre compte moom Coumba Ndoffène Fall te li ma lay wax ni moom su ma ko waxee bu dee dégg na ma xam na ne dina rendre compte dinañ organiser wu société civile bi nekk ci commune bi parti politique yi tout le monde la communauté taxaw jaamaarloo ak moom parce que nag la ma la wax encore dama la koy rappeler waat li mu yor suñu alal la dañu am droit de regard ni mu amee droit moom xam lan moo nekk ci keesu mairie bi fa mu war a dugg mais lan mooy dëkk bi jël di corrompre ay nit di jënd ay nit parce que ñu lay waxal ne yaa fi gën ñun nekkuñu ci loolu fii ku fi def lu baax ñu wax ko mais du ñu bàyyi kenn alalu askan bi ngay jël di ci def lu la neex di toog di la seetaan. waaw non ñoom xam nga ñoom du question ne ceeb bi ñuy joxe guddeeg bi ñuy joxe bëccëg saa dañ leen wax ne ceeb bi ñuy joxe nañ ko teg ci yoon. xam nga nit ñi buñ leen wax ne leen ceeb bi mi ngi génn heure bi ñee ñi mi ngi génn heure bi mais nañ génn leeral loolu dafa simple ñu leeral ay wax mais moom moo gën di xeex ak nit ki di yàq ay bagages am wala dañ na leen da ngeen ñu waxoon nii ngeen joxe ceeb bi joxe wala ko noonu yéen a ngi jox ñoo xam ci mairie bi lañ bokk ay 3 saaku ceeb 4 saaku ceeb groupe WhatsApp boo xamante ne da ngay gis koo xamante amul jabar amul doom ñu jël saaku ceeb jox ko mais kooku buñ ko joxee buñ joxe waatee seen kër ñaar saaku ceeb moo fay nekk mais am na koo xam ne këram benn nit lañ fa bind benn kilifa googu tamit dañ ko war a jox te mi ngi toog di xaar li ma nangu mooy avant ñuy wax ay groupe WhatsApp te groupe WhatsApp boobu bi mu juddoo yàggul benn nit bu ñuy wax Pape Bala bu àndoon ak Samat àndatul ak Samat dem ànd ak maire ubbi benn groupe WhatsApp def leen ci ñoom ñëpp WhatsApp groupe boobu même pas 2 mois lii génn ñu jël ceeb bi di leen ko jox mais pour lan am na loo xamante nii tamit wax dëgg yàlla noonu nañ ko seetaan maire. kàddu bu mujj. waaw sama kàddu bu mujj mooy monsieur le maire laay waxal mu xoolaat ñi nga xamante moom la dénk ay mbiram te xam ne ñu ngi koy yàqal ñu ngi koy saboteel ñu ngi koy booleeg askan bi defaraluñ ko dañ koy yàqal liñ ci bëgg nag mooy nañ génn. ñu wax ak population nañ génn wax ci leer seen communication yi li ñu ci wax dara nekku ci man nag neewuma fi pour ma sàmba pour ma demba ñi ngi def loo xam du yoon ñu wax ko kantaan nag lu leen neex mun nañ ma ko adresse bu leen neexee du ma professionnel nañ wax lu nekk Birane Anta Seye moom laa bëgg a wax pour tuuti rek parce que nag mi ngi génn di def 3SA mooy suñu télé El Vision Média duñu ñaawal wala dara te loolu dafa rafetul dafa ñaaw am na loo xam ne kenn du ko def nit du dugg ci diggante ay jeunes yu liggéey moom na wax lan la defar commune am lan la tekki biir commune am ban kàddu la fa am loolu rek laa koy wax ak lan la fa réaliser man mi nga xam ne du ma professionnel jéem naa ba réaliser benn affaire boo xamante ni au moins gis nga fi ay jeunes ñu ngi fi nekk di liggéey voilà merci beaucoup